penché vers le mois de Ramadan ndaxte c'est un mois béni naam sax bientôt incha allah di wala sax déjà door na muy programme bi changé bu yees bi nga xam ne nag ñu ngi ko amal fii ci kër gi ci Dakar TV ma dalal ko moom Mouhamadou Mbengue ñu ngi lay nuyu. aleykum salaam. di sant yàlla bu baax. di gërëm seen invitation. di jégalu aussi bu baax ci tardement bi nga xam ne moom la ñu tardé dëkk bi moo xat lool nag fi mu toll nii. da ngaa xëy tëdd daal. waaw day de tëdd man dama xëy rek jubal ci. voilà si dama xëy rek ci continuer. moo tax ñu ngi lay dalal bu baax si sunu plateau donc bu ñu bëggee xam kuréel lii nga xam ne mooy Jamhiyatul Ansaaru Diin lan moo waral sos gi ak lan la ëmb. alhamdulilah rabbil alamin summa salaatu wa salaam ala rasulillahi sayyidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ñu ngi gërëm yàlla bu baax gërëm Mawlana Cheikh Ibrahima Niass radiyallahu anhu moom mi nga xam ne moom mooy sahibul fayda rabbaan maanaam moom mooy ki nga xam ne moom mooy initié lii di faydu tijaan yi ci ndigalu Mawlana Cheikh Ahmad Tijaan radiyallahu anhu si ndigalu itam yeneen yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam moom nag Baye Niass moom moo créé woon lii di jamiyatu ansaaru diin ci dundam 1940 mu jot ci récépissé fii ci Sénégal depuis 1960. moo ko sosaloon boppam moom moo ko sosaloon boppam. tracé ko nag defoon ko benn lettre boo xam ne mi ngi ko joxoon sunu sëriñ Mawlana Cheikh Barham Diop muy oustaz Barham Diop. moom la ko joxoon mu jàng ko nag ci jàng boo xam ne mbooloo bi yëpp déggoon nañ ko. mu tegoon ci nag quelques points rek points yi gën a am solo moo doon nañu dajale taalibe yi fi ñu mën a nekk ci àdduna bi. rawatina nag biir Dakar biir Kaolack. ak département yi nga xam ne tey moom nañ ko gën a yaatale ci Sénégal mais ci jamono bi ko bàyyi di sos dafa waxoon mu ne bu ñu dajalee daayira yi nañ leen sosal président mu am trésorier mu am secrétaire général mu joxe woon si ay exemple foofu ci biir Kaolack Barham noonu la ko jàngee woon mu ne nag solo bi yëpp nañ bëgg ñu taxawal ay juma taxawal institut islamique taxawal aussi wàllu social ci diggante nit ñi nga xam ne si la ñuy nekk mu ne képp nag ku tënku ci biir kuréel boobu rek man Baye jàpp naa ne yow bokk nga si sama njaboot bokk nga si sama ay taalibe macha allah donc ci tënk daal loolu laa ci mën a ñëwagum anatan na d'accord maanaam am na solo doo xoolee sa fañ ko sosee ak ba fa mu yegg si tey Mame Baye Niass di sunu ab wasila donc ñun ñëpp ñu penché wu donc nekk sax aussi ay fervent talibé nañ ko wax naam Sénégal lépp benn la man bu may wax tey ji étant mouride kii nekk tijaan ki la nekk xaadar ba ci sax ki nga xam ne catholique la donc ñëpp booloo nangul ko xam-xamam waaye tamit def ko li nga xam ne nag mooy wasila donc bu ñu jugee ci loolu donc ba ñu doon ko sosee ak léegi naam yàgg na moom moo ko sosal boppam yéen aussi ngeen porté ko boobaak léegi yéen a ngi mën ay activités religieuses bien sûr waaw boobu léegi nag ñu ngi mën ay activités yu am solo ndax tey boo xoolee gàmmu international Medina Baye daanaka gàmmu gi yëpp ci loxo ansaaru din la ne ak mboolem activité yi nga xam ne pays bi yëpp ñu ngi koy def ci ndigalu tey ji alxalifa Cheikh Mouhamadou Mahi waaye li ko jiitu alxalif Papa Cheikh Ibrahim moom mi nga xam ne mooy radiyallahu anhu ki wàññeeku ba Papa Cheikh Mahi ñëw toog moom nag moom moo yaataloon nag jamiyatu ansaaru din ñi jëlee woon ko ci benn kuréel bi mu nekkoon sosoo woon Kaolack ñu indi woon ko Dakar fédération yi nekk Dakar yëpp tënk woon si waaye nag moom ci liggéeyam bu yaatu ci lañ ko yaatalee daan di xaaj département yi ba tey Sénégal ni mu amee 45 département Dakar gi nag mu am ñeenti département yi nga xam ne ñoom nag ñoo sos nag lii nga xam ne nag ñoom ñoo yeggali liggéey bi te liggéey boobu ñu ngi ko jële woon si sunu sëriñ si muy Oustaz Barham Diop ak Seydi Mamoun Ibrahim Niass ñoom ñoo ko yaataloon bu ko defee nag Dakar ci lañ ko dagg am département de Dakar tey jii fi may wax suñu mbokk Oustaz Barham Seck moom moo ko jiite am département de Pikine man maa ko jiite am département de Guédiawaye suñu mbokk Yoro Dembale jiite ko am département de Tëngéej Seydi Aliou Lopez jiite ko ci biir kuréel boobu moom la ñu yaatalaat daan di si tuddee coordination de Dakar nga xam ne nag léegi moom moo ñeent ngànk nag relier branche yi voilà moom moo dajale nag ñeenti département yi ñu taxawal nag benn liggéey boo xam ne nag actuellement suñu jubluwaay yëpp mooy mën a nag fexe viser jamiyatu ansaaru din mu dem nag ci niveau international ci actuellement Dakar boo xoolee niñ ko ŋànkee am nañ tamit keneen koo xam ne ñun ñëpp moo ñu coiffé di doon Mawlana Cheikh Ibrahim muy Cheikh Mouhamadou Mounhamina Ibrahima Niass kooku nag mooy président national fii ci Sénégal yëpp ñun ñëpp nag ci ronam lañ tënku di yeggale liggéey bu ni mel
am na solo en tout cas daanaka sama question bi may ñëwaat rek laataa may joxaat kii boobu ak léegi yéen a ngi mën ay activité comme ni nga ko waxee rek ak bon reliement sax lañ ko mën a tuddee ci département yëpp am na yu ngeen di wàcc ak seen orientation tamit ci ndaw ñi la ci jigéen ñi wala bàyyiwul kenn. waa sunu orientation moom bàyyiwul kenn. parce que bu ñuy liggéey rawatina bàyyi dafa njaboot. te dafa njabootee góor jigéen mag ndaw. boo xoolee loolu liggéey bu yaatu la boo xamante ni kenn ku nekk rek ci sa biir département wala sax du ma wax sa département dama naan benn muqaddam bu nekk rek. bii may wérdi tijaan. may askar tarbiya amee ay kuréel ay mbooloo bàyyi daf la tegal yoon boo yore taalibe yi. moo tax nag ñun à chaque fois suñuy kàddu. dañ koy yóbbu ci biir xolu taalibe yi ngir ñu mën a moytundiku li nga xam ne moom mooy tere yi charia tere ci dund gi. macha allah jëmee itam naka la ñuy comporté woo ci comportement bi ñu war a dund envers société bi ak suñuy dëkkandoo. donc loolu moom ñi ngi ci daal ci loolu lañ nekk itam. d'accord mi ngi noonu donc moom Mouhamadou Mbengue la ñu dalal suñu deuxième partie du ñàkk clair boobu léegi yaa ngi dégg waxtaan bi. muy kuréel bu ñu sos nag di orienté ñi nga xam ne nag ñooy ay ndaw ak jigéen ak mag ak ñëpp ndax bàyyiwul kenn comme ni mu ko waxee Baye Niass nekkoon suñu wasila waaye wax dëgg yàlla bàyyi fi njaboot goo xam ne nag ay référence la ñu ngi kon liggéey bi sax ci anam bu am solo ndax tey gis nga ni mu ko waxee ni mu ko faram fàccee ci département yeeg ak aussi voilà surtout waay voilà ñu day wane ni bon ñoom ñu ngi lay nuyu sëy Mouhamadou Mbengue sëñ Mouhamadou Mbengue sëñ comme sëñ Cheikh laak mën nañu wax Cheikh voilà Cheikh mooy voilà mooy donc di parce que bu ñu xoolee Sénégal li ci neex mooy bari nañu ay tarixa c'est vrai peut-être am na ñaari diine yu fi nekk ñu gën a xam mais Sénégal benn bopp la kenn mënu ko xar ñaar keroog au niveau de la rédaction on a reçu un Nigérian nee na ñoom seen dëkk yi xam ngeen dara ku nekk sa mbokk ngay seel mais neen boo ñëwee Sénégal nga ne yow lan nga mu ne man sama papa séeréer la sama yaay joolaa la sama maam tukulóor la sama maam man catholique laa waaye am naa mbokk musulman man musulman laa waaye sama kii mu ne mais Sénégal c'est formidable loolu dafa nekk loo xam ne dañ koy sant yàlla donc ba nga xam ne tey jii li nga xam ne Cheikh Ibrahima Niass bàyyi na ko fi yéen ngeen continuer liggéey boobu si jàngale diine ci xamale lan mooy yàlla lan mooy yenent également man côté social bi nag loolu moo ma ci intéressé mooy c'est-à-dire que seen taxawaay côté social bi naka lay firndewoo ci seen kuréel yi ni demee jàppalante bi ci ñëw di doole yeeg yooyu naka la parce que man dama nekk koo xam ne bëggu may gis voilà trop social c'est ça mon problème a ñoo sax dañ naan ma Mère Teresa tout ça lañ mais dama bëgg daal côté boobu yéen naka man la moo ci seen taxawaay waaw alhamdulilah ma revenir tuuti ci sa question ndax boo xoolee Nigéria Baye Niass moom moo fa dem liggéey fa liggéey bu mucc ay ba nga xam ne xeet bi ñuy tuddee Yoruba ak Hausa yi ñoom avant daawuñu laalante mais tey Baye fexe na ba ñoom ñi ngi sëy seen biir tey Yoruba mën na sëy ak Hausa Hausa mën na sëy ak Yoruba comme ni nga wax Sénégal nit ñi mën a sëyantee suñu biir diggante Joola Séeréer Manjaago yooyu yëpp Baye dafa jógee fii dem ba foofu liggéey ko fa te loolu tamit mu nekk liggéey boo xam ne liggéey bu jara félicité la fii nag ci guddi yi ñu toll wala ci jamono bi ñu toll soo xoolee am saaru diin nañ koy jël léegi par mandat léegi nañ lay jox mandat de 3 ans ci biir 3 ans yi nag am nga volet yëpp yoo mën a liggéey actuellement nag ñu ngi ci côté social ci ndimbalante suñu biir yi nga xam ne vraiment ñi ngi ñaan ngeen ñaanal ñu si yàlla mu yeggali ñu ko te loolu suñu président ñun ñëpp Cheikh Mounhamina di doom ci Mawlana Cheikh Ibrahima Niass moom moo ko tàmbali nga xam ne nañ doon fekk benn daayira bu am doole wala bu amul doole mu ne leen defar leen ay projet ngeen indi ko su ngeen ñëwee ci góor ci jigéen ñi jël leen defar leen préparer leen mën leen a financer ngeen dem mën a liggéey parce que xam nga li ñu xamoon mooy taalibe di dajale addiya di ko yóbbul sëriñ si moom nag mu ne tey ci mandat bi mu amee moom ci liggéeyal baayam di Mawlana Cheikh Ibrahima Niass li ko gënal taalibe joxe hadiya waaye li ko gënal mooy tamit ñoom ñu def effort boo xam ne ñooy jox taalibe moyens yu ñu joxe hadiya xam nga Sénégal ñi ngi jooy problème emploi ñi ngi jooy leneen mais moom fekk na jiitu na ko depuis
at ak genn wàll moom mi ngi nekk ci liggéey boobu man mii di wax yow itam département de Pikine taxawal naa fa unité de transformation si côté céréales ak ay projets yi nga xamante ni tey ji loolu lépp nañ si jubal ndaw ñi ak jigéen ñi ngir ñu mën a dund tàggat leen si di leen taxawal defal leen ay formation ñi ngi jaay ay produits ci côté bu nekk yu nga xamante ni loolu tamit liggéey la boo xam ne ci côté social ñi ngi ci te ñi ngi jublu itam ci ay poste de santé wala mutuelle de santé ngir ku feebar aussi ñi mën a fexe ba tegle ci yoon boo xam ne itam yàlla dinañ mën a gën a taxawal daal ci côté boobu donc ci sa tontu yaakaar naa mutuelle de santé boobu taxawal leen ko parce que moi je crois que loolu moo manqué Sénégal naka la ñuy def ba mutuelle yi de santé ku feebar mun a faju nga xam ne parce que dépenses yi bari nañu te parfois cotisation yi ndaw mooy permettre nit ki mun a faj bu mucc ayib muy benn ñaar aussi li ma neex ci li ngeen def noonu mooy ñëw leen di maye xaalis ñëw leen di fekk nit di comme sarax laa ko mais da ngeen ne nit ki apprends à t'en sortir toi-même jàngal génn sa bopp te loolu tamit lu rafet la nga xam ne après produit yi sax mën nañ ko yóbbu ba Nigéria yéen nga xam ne peut-être bàyyi tegoon na fa tànkam ñu nekk produit made in Sénégal yoo xam ne da ngeen ko fay yóbbu di wane li ñu mëne te loolu day yokku koom te man c'est surtout ça lépp lu yokku koom nit moo gën di ko jox ni ñuy waxee balaa ngay may nit jën nga wan ko ni muy nappee et je crois que li nga xam ne doomu baay bi yor ski bi pour 3 ans am na idée yooyu yàlla na ko ci yàlla jàppale ba ngeen fi ngeen yéene egg yàlla eggal leen fa pour tout simplement la gloire de l'être humain nit surtout ci mun a jëm kanam c'est très important Christophe laata sax ñuy dem ci Christophe wala ak Badiane donc ñu rappeler rek ne mooy jamiatul ansaaru diin ñi nga xam ne nag ñoom lañ fi dalal tey Cheikh Mouhamadou Mbengue donc jiite côté Pikine donc noonu la amee aussi ñu ne Dakar Guédiawaye ba ci Tëngéej wala sax fépp ci Sénégal fépp ci Afrique donc mi ngi noonu voilà donc ñu bàyyi ci xel carte membre yi aussi c'est disponible bala muy tàggoo dina joxe numéro téléphone bi ak fan lañ leen mën a fekk maanaam seen i adresse Christophe waaw effectivement tey donc maa ngi nuyu sëñ bi donc am contentement bu rëy parce que ñoo bokk Pikine comme Pikine la nekk man mi nekk Pikine donc pas plus tard que hier rek dañ ma invité woon ndogu sama benn gàlle benn copain yaa ngi def tuuru ndogu waaw yow gisoo sama statut bi nekk gisoo sama boss man gis naa sa boss tamit man tamit gis naa sa boss waaw man instant bii nii sama pour 15 premiers jours non man pour 15 premiers jours yi agenda bi bouclé naa ko chaque jour damay wër dem di ndogu ji voilà maintenant clair ak yow voilà am naa 15 kër yoo xam ne c'est ok billaay c'est ok waaw damay bàyyi ba 14e jour bi après ma relancer waat gars yi ne leen pour ñi nga xam ne mu jot mënuñu woon kii léegi ñëw leen pour les 15 derniers jours comme ça ñu kii quoi voilà yaa ngi sax suñu film bu ñun waaw effectivement am naa ba pare 20 jours 20 jours man mooy wàññi si moins 5 la voilà donc pas plus tard qu'hier rek maa ngi toog ak sama gars yi ñu ndogu noonu ba pare après ñuy waxtaan ci justement ci Baye Niass vraiment am sam benn copain ñu ma koy nuyu au passage Nabi vraiment wax mu lu am solo li nga xam ne ci Baye Niass li nga wax boo xam ne daal dafa mu touché nee na moom Baye bu ñu waxtaan mu ne Baye moom dafa woote li nga xam pour xamale yàlla effectivement waaw moom dafa ñëw pour xamale yàlla te beneen anecdote bu ma joxaat tamit mooy nee na dem neen ba ay jamono aux États-Unis buñ commencé sonal étudiants yi nga xam ne ressortissants noirs yi fa nekkoon Baye ci boppam ne woon ne leen lii Sëñ Touba waxoon na ko donc muy wane ni benn lien bi nga xam ne am na entre les différents confrères yi nekk rek benn richesse fii suñu biir dëkk démb rek loolaa booy ne leen man instant bii nii c'est vrai que je suis chrétien mais richesse religion bi nga xam ne religieux bi nga xam ne am nañ ko Sénégal amul fenn te waruñu ko fooye c'est vrai que tamit ku nekk tamit war nga di yëkkati vraiment ci ki nga xam ne moom nga nekk mais parfois tamit fanatisme il faut que ñu koy xaw a éviter tuuti maanaam fanatisme extrême bi laa nit ki tamit boo gëmee dara c'est très normal nga koy fësal di ko kii mais pas yenn pour mën a pour di voilà di discriminer ñenn ñi parce que c'est très important parce que loolu noonu tamit mooy tax na dëkk bi cohésion bi nga xam am na Sénégal ñii nga xam ne ñoom ba ay suñu mag yu baax yi ñoom ñoo ko fi saxal ñoom ñoo saxal loolu moo tax ba ñun tey jii nii muy comme la ñuy wax musulman beeg séeréer beeg njaago beeg ñëpp dañuy vivre ensemble boobu loolu nekk li nga xam ne lu am solo la donc lu ma ci gën a neex tamit mooy kii nga xam ne comme man je suis panafricain comme ma koy waxee taalibe yi nga xam ne fierté lay doon ci man sachant que vraiment au niveau du Nigeria il y a une forte
communauté voilà de Baye Niass bi nga xam ne établir na foofu. on a vu les images yàggul dara les images waaw yàggul dara. stade bi plein comme neuf vraiment mu nekk. c'était une satisfaction bu rëy. voilà bu rëy vraiment ak foo mën a bokk rek. boo gisee image yi sa xol day sedd. sa xol day sedd vraiment benn stade bu fees dell plein à craquer comme ni ñu koy waxee. donc mu nekk li nga xam ne daal fierté la su ñun quoi di nuyu suñu mbokk bi Pape Ousmane Cissé. Pape Ousmane Cissé vraiment ñu ngi koy ci kaw ñëpp waa bàyyi leen quoi waaw donc di leen nuyu bu baax a baax effectivement donc Cheikh Mouhamadou Meng dafa am lu ngeen di wàcc jamono ji bu weesoo tey ji li fi la dugg léegi muy former xale yi teg leen ci axe ba ñu mën a liggéey di jëriñ seen bopp am na xew-xew yu ngeen di faral def muy des événements religieux. waaw actuellement ñi ngi nekk nag ci wàccaayu gàmmu Dakar. gàmmu Dakar boo xoolee ren ñi ngi nekk ci 59e édition. 59 ans ci ren. ah ouais Baye Niass ci jëmi boppam ñi ngi jëlee si suñuy sëriñ ñu ne ñaari gàmm wala ñetti gàmm la mos a gàmm. muy gàmm bi am ci Rabiul Awwal muy ci weer bi nga xam ne atu weer bi. ci yeneen sallallahu alayhi wasallam ci la juddu. ak gàmmuwaat biñ ko baaxee gisee Kaolack. bi mu mayee waatee ci Sénégal fii. muy gàmmu Dakar bi mu ñu may. mi ngi ñu may ci le 20 avril bii ci année grégorienne. nga xam ne boo xoolee ci histoire. dafay tombé ne yonent Yàlla Muhammad sallallahu alayhi wasallam si la judd. moo tax le 20 avril bii nii. Baye dafa jóge woon Kaolack. muy suba. waaw Baye dafa jóge Kaolack ñëw Dakar. may taalibe yi nekk Dakar ne leen gàmmu leen ko. moom ci jëmmi boppam nag ci këram fii jëppal. moom moo toog ubbi gàmmu gi. 1963. commencé waxtaan. bi mu ci waxtaanee ba pare. mu daan di yëkkati sunu benn sëriñ muy Cheikh Omar Fati Diallo Niass. kooku nag moom moo yëkkali gàmmu gi. bi gàmmu googu demee ba ñuy julli fajar. Baye ñëw tëjaat gàmmu gi ñaan ne yéen waa Dakar. may naa leen gàmmu gi mu nekk loo xam ne mën ngeen koy continuer di ko def. macha allah ndax at ba at ngeen di ñëw Kaolack. ci ñi si ëpp. mais ñi si des tamit mën nañ toog at ba at si mois de avril. ngeen màggal juddu yonent Yàlla Muhammad sallallahu alayhi wasallam. macha allah donc nag ren. sunu objectif yëpp. rawatina ñun coordination bu Dakar ci njiital sunu président Seydi Aliou Lopez ci ndigalu bureau national bi coiffé waat Jamiyatu Ansaaru Diin. ndigalu Cheikh Moun Hamina ñu ne nag sunu objectif principal mooy ñi jàllale ñun sunu message ba nga xam ne lii nii sunu bëgg-bëgg yëpp mooy dafay dem ba nekk international ci àdduna bi yëpp. di yéeg ne lii yenent bi juddu ci biir mois d'avril. te Occident di ñu nax di ñuy yóbbu ci ay poisson d'avril. ñëwal leen ne leen du poisson d'avril. mais lumière bi baaxal adduna bi. moom moo si judd. macha allah te loolu moom lañ bëgg liggéey. moo tax coordination bi ñu ne duñu bàyyi benn département rek moom mu moomee gàmmu gi. mais ñun ñeenti département yëpp ñun ñoo koy moomee. d'accord objectif bi aussi ñi ngi koy lancé mu yegg ci 45 départements yi ba mbooleem koo xam ne nii rek yaa ngi askan ci Mawlana Cheikh Ibrahim. yaa ngi jokk ci biir Jamiyatu Ansaaru Diin. nga yëg ne gàmmu gi yow yaa ko moom. d'accord boo xoolee tey ci Dakar. ci état bi ci homme politique yi ak ñeneen ak ñeneen. bëri na ay taalibe yu si ne. mais gàmmu gi nañ ko doon organiser rek jëppal ba Papa Cheikh Al Khalif radiyallahu anhu dem ba foofu xat te jëppal gis nañ ne ruelle bi dafa xat. waaw ñu mujj ko fa jëlee yóbbu ko ci école Seyda Mariama Niass. donc tant yi foofu lañ ko doon defee. mais daaw ak ren gis nañ contexte bi xew muy pandémie bi. moo tax mënuñu ko woon continuer. daaw nag si lañ créé woon online bi. ren tamit ñu bëgg ko rediviser waat. en ligne bi. loola tax ren tamit ñu moom lañ bëgg a rediviser waat. ñi ne nag dañ koy yaatu aussi ci plateau télé yi. parce que gis nañ ne communication fii ak yeggul ci télé. daanaka li nga bëgg mënoo ko am. effectivement donc nag looloo waral bouche à oreille day voilà looloo waral nag ñun itam ñu ne dinañ amante yéen ay partenaires. bu ko defee yéen tamit ngeen mën ñu diviser image yi. te loolu ñu ngi leen ci gërëm yéen ñëpp ci seen taxawaay. ci Dakar TV bi nga xam ne tey ñi ngi fi nekk en direct. di jàllale suñu émission. di leen ñaanal yàlla gën a yaatu seen liggéey. waaw ba nga xam ne dina nekk international. ci digital plateforme yi xew yëpp aussi. ngeen dugg ci ndax loolu tamit taalibe yi ñu ngi koy xaar ci yéen. incha allah donc ñi ngi gërëm suñu kàddu ci loolu. incha allah jërëjëf moom Cheikh Mouhamadou Meng ñu rappelé rek ne comme fi mu daanalee léegi sax ñun dañ leen di remercier aussi ci qualité gi. naam nous prenons de marquer nos empreintes sur l'international. et bien sûr li ma koy faral di waxee Mbaye temps nag dafa am français de. Serigne Mbaye. temps ci téléphone bi. day créé. moom tamit. bàyyi na pour nuyu yooyu daan ma daam.
c'est nous l'international. jërëjëf en tout cas moom Cheikh Mouhamadou Mbengue suba la xew-xew bi. suba la xew-xew bi donc ngeen am kóolute ci Dakar TV International. donc pour rappel numéro de téléphone bi xam naa di nga ma ko jox léegi les cartes de membres aussi sont disponibles. ci ñun ñi sax lay tàmbalee. ñun ñi nga xam ne nous sommes d'abord des Sénégalais. te lépp lu jëm ci diine. ah donc ak fu mën a doon nag. j'insiste je persiste même fu mën a doon dañ ciy bokk. lépp lu jëm ci diine. moo xam muy si jàngu bi si chrétiens yi moo xam muy tijaan murit laayeen lépp lu jëm ci diine. ñun on s'y met à fond voilà on est solidaire à ce côté. donc numéro téléphone bi ku leen bëgg a jot ci carte membre yeeg. waaw nañ ko xaaj nag par département. waaye comme département Pikine rek bu ñu jokkoo dinañ mën a leen jàllale ci kii mi ngi amee 77 158. 68 10. d'accord mooy numéro bi nga xam ne bu ñu si wootee. képp ku bëgg ci carte membre yi. carte membre yi dafa am benn renouvellement boo xam ne annuel la. dañ koy changer à 2000 francs. moom ngay cotiser. dafa mel ni mooy taalibe bi li muy versé Baye Niass. at 2000 francs. at ba at 2000 at ba at 2000 francs. cherul. boo ko mës a am parce que boo gisee ñu yóbbu ko si système numérisé bi. numérique waaw dañ bañ mu réer parce que numéro bureau national mi ngi ci si suuf sax boo xoolee. ba nga xam ne même bu ko nit foree. mun na woote directement bureau national. ci 33 bi ci 33 bi. 850 59 08. ok nga xam ne boo fa ootee rek. ñoom dinañ la mën a jël delloo borom carte bi. te borom carte bi numéro téléphone am aussi mi ngi ci. waaw nga xam ne daal liggéey bu mucc ayib lañ ko liggéey nii nga xam ne vraiment liggéey mucc ayib. macha allah macha allah jërëjëf moom Cheikh Mouhamadou Mbengue moom la ñu dalaloon xanaa du ñàkk rek da nga gërëm tamit ñi nga xam ne ñoom nga ànd ak ci liggéey bi. waaw loolu moom nañ ciy gërëm. jiital ci xalifa bi. sunu Serigne Cheikh Mouhamadoul Mahi Ibrahima Niass. ñu koy gërëm di ko ñaanal. ci liggéey bu mucc ay bii mu jógee Nigéria. yéen a ngi wax Nigéria boo xoolee y a 200 millions de personnes. 44 c'est le pays le plus peuplé d'Afrique. 44% yëpp. ay taalibe Baay lañ. ci population Nigéria. donc da ngay compter 60 ba 80 millions de personnes yi nga xam ne ay taalibe Baay lañ. stade bii nii. 3 millions 500 de personnes ñoo fi dugg. xajuñu si stade bi. diggante stade bi. waaw ñooñu fan nga leen di xalal. waaw kenn xajuñu fenn. te Baay noonu la nekkee international. tey boo demee Singapour boo demee États-Unis boo demee Cameroun boo demee Mali boo demee Gambie foo mën a dugg ci àdduna rek. yaa ngi yëg ne ndaw ñi. ñi ngi xiif yàlla ni nga doon wax léegi. te Baay ci yoon boobu rek lay yar xale yi. mooy kaay ñu ànd ñu. tarbiya sa bakkan. ndax bakkan dafa am ay bànneex yu ci ne. plaisir te plaisir yooyu foog ñu dagg ko buñ ko dagg doo mën a dellu ci yàlla. donc Baye loolu mooy liggéeyam. xam naa beneen yoon dinañ ko gën a. macha allah am na solo incha allah waaye daal ñi ngi gërëm bureau national. sunu secrétaire général sunu papa Ousmane Thiam. ak ñi koy jàppale ci liggéey bi yëpp suñuy mag ñoom Cheikh Tidiane Gaye ak ñëpp ak ñoom Assane Niang ñi nga xam ne ñoom ñoo yor carte yi. di gërëm aussi Seydi Aliou Lopez. ñi nga xam ne mooy président coordination di gërëm Barham Seck président bu département bu Dakar. di gërëm Seydi Yoro Dembale président bu département bu Guédiawaye. di gërëm si mbooleem Jamiyatu Ansaaru Din fu ñu mën a nekk ci Sénégal ak international. di am mbégte daal si teew fii si plateau bi wax dëgg na yàlla kontaan trop. contentement bi fii la ëppee moom Cheikh Mouhamadou Mbengue moo fàttali ne mooy Jamiyatul Ansaaru Din. donc suba nag di le 20 avril la ñu war a amal annuel bi nga xam ne nag moom la ñuy faral di def ak mu jot. nar cee amal waxtaan yu am solo nag ñu porté kóolute ci Dakar TV International la première chaîne numérique du Sénégal. donc ñu xaarandi ko incha allah dinañ ci def liggéey bu mucc ayib ànd ci yéen. donc bu soobee yàlla carte de membre yi aussi ñu fàttali numéro bi 77. 158. 68 10. 158 68 10 77 158 68 10 pour les cartes de membre xëy na si ñun ñi sax lay tàmbali incha allah ngir ñu gën a jàllale message boobu. fii ak ñuy jàllandi ci xew-xewu suba si. la ñu cërale woon ci waxtu nag Claire Christophe Badiane daanaka jeex na. plus que 2 minutes ñu def tour de plateau ñu tàggatoo ak suñu mbokk téléspectateurs yi. Claire d'abord. voilà tàggatoo bi mooy li ñuy wax li ma ci neex mooy aussi respect des mesures barrières. surtout parce que xam nañ ne mbas baa ngi fi ba tey. ñu dañ koy def de façon moderne digitale. ànd ak Dakar TV International. pour ñëpp mun ci jot. ku taxaw sa kanamu télé mun a bokk ci ñaan yi. et puis jariñoo ci ñaan yi également. di ko remercier yàlla na leen ko yàlla may ñu commencé ko. suba te liñ ci bëgg yëpp yàlla may leen ko. di wax téléspectateurs yi demain. incha allah à la même heure. merci beaucoup Claire Badiane.
tey moom minute sociétale bi moom xam naa ne junni dama la koy may. nga ko may ñaari junni sax. ñaari junni man dama si dolli. day génn léegi day génn fi nañu pare marchandise man yónnee ay kii sama portefeuille bi ameen mooy ko fële mooy fële si casier bi. waaw ni may tàggatoo rek mooy macha allah dama leen di ñaanal ñoom ci li ñuy def yàlla defal leen ci jàmm. may leen ci ndam ndax macha allah sant Claire wax na ko léegi mooy Sénégal ñu ñëpp benn lañ. ndax soo seetloo si image yi Baye Niass ànd naag catholique yi ànd naag jullit yi ànd naag ñëpp muy tarixa yëpp ba Léopold Sédar Senghor ndeysaan dañ doon ànd waa di ñaanalante di waxtaan rafet na daal parce que dafa nekk koo xamante ni xubbu samaan la macha allah yàlla yokk leeram foofu laay jërëjëf moom Badiane Christophe. waaw xanaa di tàggatoo di nuyu mbokk téléspectateurs yi nga xam ñooñu doon suivre depuis ce matin donc di nuyu vraiment sëñ bi encore une fois di feddali sama kuréel kontaan bu baax li ma jàkkaarloo moom bokk Pikine xam man moom deretu Pikine bi day est-ce que duñu yónni suba sax day ci Christophe est-ce que duñu jox suba micro waaw ayca war na mën a nekk de war na mën a nekk de bien sûr waaw bien sûr ma reporté dafa mel ne am na lu leen lu léegi waa Kër Baye bien sûr dañ ci bëri ay xarit dama ci bëri ay xarit ça loolu moom am na moom ma ci bëri ay xarit man bëri naa ay xarit yoo xam ne ñu ci bëri ay taalibe Baay lañ d'accord voilà am tam sama benn grand Tunkara la tudd moom tamit moo ma tette bi may nekk collège à travers benn club de littérature d'art et de philosophie CLAP ñuy wax nii moom moo nekkoon suñu responsable voilà suñu superviseur moom taalibe Baay la Babacar Tunkara maa ngi koy nuyu au passage donc actuellement moo ngi au niveau de DTV donc maa ngi koy nuyu au passage di am contentement bu rëy donc di leen jox dig daje xanaa Inch'Allah merci beaucoup Christophe moom la ñu àndoon ak tey ci rubrique référence waaye jërëjëf Claire ci la revue des titres Claire comme toujours Badiane la minute sociétale merci beaucoup à jeudi Inch'Allah donc Cheikh Mouhamadou Meng donc ñu ngi lay jaajëfal di kontaan bu baax ci kóolute gi ngeen ànd ak Dakar TV International rendez-vous suba Inch'Allah bu soo ko defee dañ fa teel a ñëw ba ndogu parce que xam naa ne man sax côté ndogu yooyu faaw ma jaar waaye les soween la donc mi ngi noonu jërë ngeen jëf mbokk yeeg xarit yi ñu doon bàyyi xel ci Dakar TV International la première chaîne numérique du Sénégal wooy leen di ànd ak sunuy programme ñu jox leen lépp lu ngeen soxla ci actualité ci réew mi ci sous-région bi ba ci bitim réew donc 10 heures dinañu ànd ak yéen ci situation Covid bi waaye aussi ànd leen ak événement wu programme yeeg ñoomin seen Ramadan oblige moo tax ñu basculer def version Ramadan ci rubrique yëpp Ramadan Karim jamono ji mi ngi yëngal dëkk bi ak Pape Ousmane et son équipe la nuit ah oui mi ngi neex de maa la wax lii mi ngi noonu jaa ngeen jëf donc jàmm ak jàmm na leen yàlla sàmm ba ëllëg incha allah